Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mor e vi sto parlando da Torino. Un saluto a tutta la comunità senegalese, africana, tutta la diaspora che vive sul territorio italiano. Ma come sempre faccio un applauso forte a tutti i follower che si stanno seguendo sui nostri canali YouTube e Facebook. Oggi ragazzi parleremo esclusivamente dell'ultimo circolare INPS, circolare numero 23 uscito il 9 di febbraio 2022. È il circolare che ha chiarito in merito alla domanda di assegno unico a figli in carico, quindi l'assegno universale che sarà in vigore dal 1 di marzo 2022, nonostante che le domande erano già partite dal 1 di gennaio 2022. Ma tramite questo circolare INPS ha chiarito, togliendo così tutti i dubbi che si stavano. Ha parlato di importi, di cadenza, di domande, di chi deve fare la domanda e quando si potrà fare la domanda. Quindi è un circolare, diciamo, praticamente completo, che ha chiarito e ha tolto tutti i dubbi che c'erano prima. Ma prima di tutto ragazzi vi ricordo che la misura di assegno universale per tutti era un provvedimento della ministra delle pari opportunità e della famiglia che si chiama Elena Bonetti col governo già Conte, e poi nel frattempo il governo è caduto e c'è anche il governo Draghi, che la stessa ministra gestisce anche sempre il ministro della famiglia e delle pari opportunità, quindi non c'è cambiamento in questo posto. Cerchiamo oggi a fare chiarezza sul circolare INPS e cerchiamo anche a dare novità su tutto quello che c'è dentro. Salaamaaleykum, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax, man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr. ñu ngi nuyu mbokki taalibe yépp fépp fu ñu nekk ci Italie ak li ko wër. Alors fi ñu njëkkee nag tey dañuy ñëw wax mbokki taalibe yi dernier circulaire bi nga xamante ni bi INPS génne na ko. bu ñu nee mbokki taalibe yi nag ñoo ngi def référence alors ñi fi nekk am fi seeni famille te am droit pour dugal assegno familiare boobu noonu, maanaam njaboot gi, parents yi, yaay ak papa yi. xam ngeen ne circulaire bi INPS génne le 9 bi passé, alors daf cee leeral lu baree bari amoon na ay doute ci bopp nit ñi ak assegno bi, kan moo ko mën a def, kan moo ko mën a dugal, kañ lañ ko mën a dugal, ñaata lañ ciy fay, kan ak kan lañ mën a karike ak ñan lañ mën a karike. loolu lépp INPS leeral na ko ci circulaire bi. fi ñuy njëkkee circulaire boobu moo ngi nekk circulaire numéro 23 du 9 février 2022. bi mu génnee nag am na solo ñu càmbar ko, xool li ci nekk yépp, egg ko mbokk taalibe yi ngir ñu xam fi ñuy taxaw ba xam nañ la ñuy defee seeni demande ak bañ cee loru. alors circulaire boobu wax nañ leen ko, li muy leeral mooy donc assegno unico figli a carico mu nekkoon mesure boo xamante ni bi ki ko initié woon moom la ñuy woowe Elena Bonetti bi nekkoon ministre de la famille et delle pari opportunità ci gouvernement Conte. nel frattempo gouvernement bi daanu, ñu ñëwaat ci gouvernement Draghi, ba tey changé wuñu postam, mu nekkaat ci même portefeuille ministériel bi ngir donc jiite li ñuy woowe la famiglia et les pari opportunità. INPS ci biir circulaire bi leeral na ne wax na ci importo yi, maanaam nee nañ ci biir circulaire bi képp koo xamante ni bi da nga présenté demande assegno unico figli bi, bu fekkee sa ISEE matut 15.000 wala daa yem sëkk ci 15.000, yow di nga am importo fixe bi nga xamante ni bi toll na ci 175 euro al mese per ciascun figlio. bu fekkee da nga présenté demande bi ak ISEE bu nekk in corso di validità baax, respecter tous les normes te ëpput 15.000 euros. donc wax nañ ci importo yi nga xamante ni mën na nekk importo fixo ci kaw ak sa ISEE ak calcul yi nga xamante ni bi yépp donc INPS dinañ ko def ginnaaw bi nga xamante ni bi in basé à l'ISEE moom la ñuy déterminer importe buñ lay fayal doom bu nekk boo jël en charge jëm ci wàllu ISEE bi. alors INPS ba tey xam la ne demande assegno unico figli, alors nit ki mën na koo def sans ISEE bu nekk in corso di validità, mais bu boobaa yow somme minimum bi rek ngay mën a xaar, muy 50 euros ci doom joo xamante ni bii da nga koo jël en charge mu nekk minorenne, ak 25 euros ci doom joo xamante ni bii da nga koo jël en charge mu nekk majorenne, am entre 18 ba 21 ans. loolu tamit INPS xamle na ko ci biir
circulaire bi. leneen li nga xamante ne nag leeral na ko mooy alors ki nga xamante ne bii dafa def demande assegno figli incarico entro il 30 di giugno 2022 anche bu fekkee daf ko def senza ISEE leeral nañ ci biir circulaire bi ne moment bi muy def demande bi bu ko defee senza ISEE in corso di validità entro il 30 giugno 2022 bu boobaa tamit dinañ tenir compte ci li ñuy woowe conguaglio ci janvier ak février bi ñëw ci at bi nga xamante ne bi donc moom mooy at bi ciy topp. te conguaglio par exemple bu fekkee INPS dafa gis ne yow kat ci assegno bi dañ laa versé loo xamante ne bi dafa ëpp, alors bu boobaa yow yaay delloo li nga xamante ni dafa ëpp INPS. bu fekkente ne bi tamit INPS lim la versé yëpp dafa néew, ñu calculer ko mu néew, bu boobaa tamit INPS moom moo lay delloo lim la deseel. alors mu wax ba tey ci ñi nga xamante ne bi dañoo def demande bi commencé ci ko à partir du 1er juillet 2020 ñooñu bu boobaa kenn du tenir ci seen demande boobu, kenn du ci tenir compte ci wàllu conguaglio bi nga xamante ne bi day concerner janvier ak février ci at bii di ñëw. donte dañoo présenter demande bi sax ak ISEE bu valido, alors conguaglio boobu duñ leen ci mën a tenir en compte. loolu INPS leeral na ko ci biir circulaire bi. ci biir circulaire bi wax nañ ne criterio assegno unico a figli bi mooy dal 7° mese di gravidanza fino 21 anni di età. loolu mooy boo xamante ni bi rek maanaam yaay ji nga xamante ni day def demande bi rek moom maanaam nekkoon na en état à partir de 7e mois ba keroog xale bi judd bay am 21 ans tam jël ko en charge rek dina ko mën a cariquer ci assegno boobu noonu defal ko demande bi. li INPS leeral tamit ba tey nee na figli in carico che risultino a carico e nel nucleo familiare indicato di fine ISEE. loolu liñ ciy jàngate mooy kii def demande bi dañuy tenir compte ci nucleo familiare ak li mu cariqué ci ay doomam niñ toll, moo xam minorenne la wala majorenne la, te ñooñu nekk ci ISEE bi. ginnaaw bi nga xamante ni boo demee di def ISEE familiare, alors dañuy tenir compte ci sa nucleo familiare ñaata personne la pour mën koo déterminer. donc kii def demande bi moom en tant que moom mooy def prestation bi turam mooy nekk ci kaw ak ñi nga xamante ne bi ñoom la cariqué mu nekk figli in carico residente in Italia. loolu tamit ñu leeral ko ndax INPS li muy leeral fii bu ne dal 7° mese di gravidanza fino a 21 anni di età che risultino a carico e nel nucleo familiare indicato ai fine ISEE. loolu mooy day génne bépp dut boo xamante ne bi mbokki taalibe yi amoon nañ ko ci naan sama njaboot gi nekk Sénégal nan laay def ak moom, ndax mën naa ko dugalal wala mën naa leen a jël en charge wala mën nañoo bokk ci demande bi. loolu INPS noonu la ci tontu mooy li nekk ci circulaire bi. li muy signifier mooy kon assegno unico a figli in carico ki ko mën a def mooy ki jël njabootam en charge ñuy dund fii Italie am fi résidence te nekk ci nucleo familiare bi nga xamante ni bi moom la présenté pour defarlu ci ISEE. kon ku yor sa njaboot Sénégal pour l'instant bokkugoo ci provvedimento bi, loolu ci circulaire INPS la nekk, du suñuy wax. donc li nga xamante ne bi tamit dañ fay ñëw en tant que leeral mooy alors INPS nee na ci biir circulaire bi ba tey képp koo xamante ne bi dangaa cariqué sa njaboot goo xamante ne bi dañoo nekk am ku ci nekk disabilità. alors nee na disabilità boobu bu xësee am rek ba doon luñ certifié, alors kooku nga cariqué mu nekk une disabilità, alors amatul benn limite état buñ koy imposer. maanaam at yu mën di am rek dina bénéficier wu ci assegno boobu noonu donte majorenne la wala mineur, ak at yu mën di am rek boo xësee nekk une stato di disabilità rek alors INPS imposé tout la benn année at yu mën di am, donc mën nañ koo tenir compte, mën ngeen koo cariqué pour boole ko ci ñooñu di laaj assegno boobu noonu nga xamante ne bi moom mooy assegno unico figlio bii dugg en vigueur à partir du 1er mars 2022. donc leeraloon nañ leen ko, mën nañ def demande bi senza ISEE, mais bu boobaa tamit comme niñ leen ko waxee rek alors minimum bi ngay am 50 € a figli minorenne, 25 a figli majorenne tra 18 e 21 anni. alors ñu ne INPS wax na la ci lu gën a am solo ñu leeral ko mbokki taalibe yi, ndax léeg-léeg am ku la envoyé demande bi mu def ne liñ ko fay dafa tuuti kat, ndax alors moom cariqué na 4 wala 5 doom. loolu lenn moo koy waral en général, te yaakaar naa INPS leeral na loolu ci détails yu mel noonu ci biir circulaire bi. ndax ci biir circulaire bi INPS nee na wax na ci assegno unico per maggiorenne. nee na assegno unico per maggiorenne bi nag duñ ko fay bépp majorenne boo xamante ne bii rek alors yow
amoo benn percorse booy suivre fii Italie maanaam jàngoo defoo benn percorse boo xamante ni bi finalité bi mooy nga am diplôme boo xamante ni donc diplôme boo am fii la Italie en formation wala ngay jàng wala amoo contrat tirocinio wala nga nekk contratto di imprendistato selon norme région yi ak donc gouvernement yi ak gouverneur yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci région yi. donc donte da ngaa majoré ne ñu calculé ci ISEE bi boo fekkut ne yaa ngi jàng wala nga nekk une corso di formazione wala donc ngay def ay études wala amoo contrat imprendistato alors bu boobaa yow INPS nee na assegno boobu donte dañ laa calculé ci ISEE bi te nga nekk majeur duñ la ko mën a fay. loolu catégorie googu ci biir circulaire bi ñoom la ñuy wooye donc ñi ñuy wooye net donc terminé inglese la boo xamante ne bi en général INPS da koy employé ci langage am mu nekk NEET en général moom la ñuy wooye donc en anglais young people neither in employment or education or training. donc moom mooy terminé bi nga xamante ne bi en italien mën nga ne giovani di età che sono senza impegni tipo senza lavoro e non seguono nessun corso di formazione né studi né quindi donc formazione. alors catégorie googu INPS lim leeral mooy il faut que ñu nekk ci condition yooyu pour ñu mën a bénéficier wu ci assegno unico boobu noonu essendo anche maggiorenne mooy ñuy jàng wala ñuy def cours de formation bu ñu reconnaître finalité bi diplôme lay doon boo xamante ni formation la professionnel wala ñu am contratto apprendistato wala ñu nekk ay tirocini selon donc les normes et les règlements mooy donc terminé bu ñuy wooyee net. xam ngeen ne leeral neen ko INPS leeral na ko ci biir circulaire bi donc moom mooy young people neither in education neither in employment or education or training. donc koo xamante ni bi rek anke da ngaa nekk giovane nekk fii Italie donc am âge boo xamante ni bi tra 18 ba 21 années la te defoo benn percorse ci yooyu ñu la wax donte dañ laa calculer tamit alors doo mën am bénéficier wu ci assegno boobu nga xamante ni bi alors norme yi INPS moo ko leeral. kon ñu fàttali ne assegno unico fil yi démarré woon na depuis le 1er janvier 2022 donte entrato in vigore bi 1er mars lay doon nit ñi defoon nañ seen demande yooyu ñu ngi koy defee ISEE bu valide ci ku ko amit tamit mën nga dem def demande bi mais liñ leen wax ci début vidéo bi moo ci nekk sa IBAN donc sa SPID sa ISEE ak donc say document loolu la ñuy defee demande bi ci patronato yi wala ci CAF yi te wax nañ leen argument yi ci INPS indi yëpp pour leeral pour génne bépp doute boo xamante ni bi donc amoon na ci. alors fi ñuy jeexale mooy l'aggiornamento dei permessi di soggiorno illimitati UE. xam ngeen ne temps yi psychose bi bëri woon na ak panique bi plateforme yu bëree bëri yu nekk fii Italie àddu nañ ci ay bonne volonté yu nekk dans le milieu maîtriser le sujet àddu nañ ci pour doon leeral nan la ci taxawaayu mbokki taalibe yi war a am ak lan lañ war a def. donc ñun propos yi ñu ci waxoon ba tey moom la ñuy continuer di ko maintenir te mooy ne actuellement ni ñu nekk nii Italie amul benn provvedimento maanaam benn mesure bu officielle bu jóge ci ministre de l'intérieur wala département immigration buy xamle ne képp ku nekk ci biti te sa séjour ëpp 10 ans duutoo dugg wala dañuy révoquer sa séjour wala pour nga dugg da ngaa war a dem ñaani visa loolu lañ ne amut. n'empêche que nag ñoo ngi ñaax mbokki taalibe yi koo xamante ni bi sa séjour xam nga date bi ñu la ko délivré woon bu ëppee 10 ans te nga nekk Sénégal gaawal dugg si ci dëkk bi nga aggiornare ko gaawal dugg si ci dëkk boobu nag amul lenn lu ñu la ci gàllankoor loo xamante ni bi dañ ne la da ngay dem ñaani visa. waroo ñaani visa daggal bi ndax séjour bi nga yor illimitato la ma da nga ko war a aggiornare parce que non è più valido nel livello come documento da circolare nei paesi dello stato europeo. donc da nga war a ñëw nga aggiornare ko mu nekkaat donc à jour moo tax léegi muy durer 10 ans yoo xamante ne bii bu nekkee ci sa loxo da nga koy aggiornare te nee nañ le côté aggiornamento boobu moo ngi concerner seulement le document physique mais yàqu dara ak nit ki il diritto che ha come residente permanente. loolu ba tey ñu leeral ne waxuñu benn mbokki sa taalibe bu nekk Sénégal ne ku ëppal 10 ans tëdd fa déjà rek loi bi avant normative Union européenne bi di génn loi bi mësul la sant nga am carte séjour toog Sénégal wala foori Italie lu ëpp 1 an loolu moom mbokki taalibe yi xamoon nañ ko. léegi nag bu fekkente ni bi da nga nekk ci situation yi te nekk Sénégal da ngaa war a dugg si ni mu gën a gaawee nga dem aggiornare sa séjour anke boo nekkee tamit fii nii ci biir réew mi da nga war a dem aggiornare ko.
ñu ne mesure bi concerné wut képp koo xamante ni bi sa séjour ba nga ko amee léegi matalagoo 10 ans yi wala 5 ans yi nga ko waroon a ajournaare matalagoo ko yow mesure bi concerné wu la bu la neexee mën nga bàyyi ba sa datu escadence di jege mbala muy jeex nga dem ajournaare ko sa séjour boo nekkee ci biir réew mi mën ngay dem fu la neex mën ngaa dem Sénégal duggaat te du am benn jafe-jafe bu fekkee nag yaa ngi Sénégal te mu leer na la date bi ñu la ko jox ëpp na 10 ans dangaa war a dugg si nga ajournaare ko donc loolu mooy mesure bi nga xamante ni moom moo am amul benn visa buñ gàll ci kaw kenn di visa d'ingresso wala këyit boobu baaxatul duutoo dugg wala dañ koy révoquer boo ñëwee ci aéroport yi loolu amul ndax li ko waral yow mënoo nekk en règle ba pare dem ne da ngay ñaan visa ndax boo demee ne da ngay ñaan visa d'ingresso pour dugg si allora ambassade bi parere questura bi yor sa këyit lay njëkk a laaj buñ xoolee ne kat yow sei in regola però da anni non sei in Italia tipo 2, 3, 4 anni gisuñu benn yoon fii nii sa entrata maanaam gisuñu benn yoon reddito wala dara bu boobaa mën nga am problème ci séjour boobu pour dugg si waat moo tax ku ko yor te mu ëpp loolu li nga war a def mooy gaaw dugg si ajournaare ko nekkaat à jour ci biir ajournamento boobu noonu loi bi waxu fenn ne këyit bi dañ koy ajourné ak domicilio wala donc hospitalité loolu nekkut normative Union européenne résidence la wax ne moom la ñuy ajourné permis de séjour illimitato bi UE loolu na leer nañ amul benn permesso bu ñuy ajournaare ak hospité wala donc domicilio ñu wax ko mbokki taalibe ñu xam ko il faut nga am résidence permanente fii invalido en Italie pour mën a ajourner séjour boobu conseil yi ñu ciy dolli mooy ñaax mbokki taalibe yi fépp fu ñu nekk foori Italia Sénégal ak feneen te nekk ci situation boobu ñu gaaw dugg si ajourner seen séjour ni mu gën a gaawee amul benn problème boo xamante ni donc da leen ciy gàllankoor wala dañ leen ko ci topp wala dañ koy risqué soññi bi rek mooy ku ci nekk ci situation bu dugg sil nga ajourné sa séjour ci lu amul benn jafe-jafe ginnaaw bi nga xamante ni bi am nga résidence bu nekk in corso di validità comme ni ko normative bi waxe mënuñu jeexal vidéo bi te sant ñu ay bonne volonté yu nekk fii nii Italie ñenn ñi xam leen ñen dañ leen di gis ci plateforme yi ñu ci donc c'est des hommes de bonne volonté nekk dans l'ombre kenn xamu leen alors fi ñuy njëkkee mooy sant suñu tons suñu nijaay Baye Diouf di ko ñaanal fan bu gudd mu yàgg di dimbale la communauté à travers ni mu koy defee ci ay vidéo ci rajo defaral suñu bopp ak sud ba mu implanté côté Foggia di orienté donc travailleurs yi nga xamante ni surtout ñoo nekk ci côté agricole bi di leen donc gindi di leen teg ci yoon ñu ngi koy sant bu baax a baax moom Baye Diouf di wax ne gis nañ apportam à travers donc la diaspora ci liggéey bi mu ciy liggéey gis nañ ko bu baax a baax yal na ko yàlla fay te yàggal ko fi keneen ku ñuy wooye donc Mamadou Tall moom it suñ mbokku taalibe la suñu nijaay la nekk questura di Bergamo nekk un homme du milieu dans l'ombre pourquoi parce que droit la jàng xam ko ba maîtriser ko avant muy ñëw ci réew mi alors bi mu ñëwee Italie ñu intégré ko ci la questura di Bergamo mu nekk fa di servir kon yaakaar ne kooku xam ne milieu bi xam ne li ci xew donc bañ ci àddoo wax ci rek je pense que leeroon na naññ te li ñu waxoon c'était en phase ak ñun li ñu waxoon tamit ci suñuy vidéo pour gindi mbokki taalibe yi dalal seen xel kon Zio Mamadou Tall yow ñu ngi lay ñaanal sa taxawaay yàgg ak donte peut-être nit ñi mën nañ laa bañ a xam mais yaa ngi abattre liggéey bu colossal boo xamante ni bi maîtriser nga ko te lépp ci texte la ak ci droit conforme au règlement donc de l'administration italienne keneen kiñ ciy dolli mooy suñu beneen nijaay bu nekk Brescia moom it tudd Ibrahima Niane dañuy gis ay intervention ak ay taxawaayam surtout bu psychose bi jógee rek jëm ci wàllu séjour yi alors suivre naa benn vidéo bu mu def TikTok dalal xel yi wax exactement li ci nekk li nga xamante ne bi donc c'est toujours en phase avec li nit ñi wax mooy pas de panique kon calme nit ñi mën nañoo ñëw donc dugg si nu mu gën a gaawee defarlu seen séjour yooyu donc amul yenn panique yi jaru ko donc kon Zio Ibrahima Niane yoon ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi donc ñu mel ni yéen alors ñoom la diaspora bi soxla ngir ngeen di wax di donc gindi population bi ginnaaw bi nga xamante ni bi domaine bi ngeen nekk maîtriser ngeen ko ñu dolli ci beneen nit boo xamante ni moom it mën nañ ne ba tey c'est tapis dans l'ombre ñu koy wax Ablaye Sall moo ngi Sénégal donc fii la doon dund mais entre Sénégal ak fii lay bagante donc mi ngi ci communauté bi xam nañ li ñuy dund xam nañ lan mooy immigration moom it gis nañ travail bu colossal bu muy abattre depuis Dakar këram dem naa fa gis naa taxawaayam gis naa ni muy dimbalee mbokki taalibe yi ni mu leen di orienté ni muy taxawoo tamit immigré yi di leen kaasal ak di leen défendre yal na yàlla taxawal la yow Ablaye Sall donc yàggal sa taxawaay tamit
alors li ngay def lépp ci lu rafet yal na la ko yàlla fay ak ni ngay taxawoo donc sénégalais yi. plateforme yi ñuy gërëm bala ñuy jeexal mooy Diaspora Vision nga xamante ni ñoom it fu lënt amee rek dinañ invité kenn ci communauté bi ngir mu leeral ak plateforme bi ñuy woy donc Africat Diaspora 360 te nekk Corneliano ka nekk ca bopp ba di alors Papis Tamba nga xam ne semaine bi rek moom dalaloon nañ ma. alors bu ko defee ñu indi woon ay leeral jëm ci plateforme yooyu nga xamante ni ay plateforme digitale lañ ngir sénégalais yi mën a gindeeku xam fi ñuy taxaw kon grand Papis ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaanal seen taxawaay yàgg ndax ñun ñëpp comme ni mu ko waxee ñun ñoo bokk objectif bi ñoo bokk bii bi te mooy taxawu la communauté orienté leen selon les lois et règlements donc de l'administration italienne rien de plus ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf